jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës pencum ndawi réew mi député yi fare ca majorité ba nag gedd la ñu def génn ci pencum ndawi réew mi tey jile bi njiital Pastef nag di addu jëmale ci projet de loi bu finance rectificative 2019 Ngagne Diop ak ñamu àndal ne Ousmane Sonko joxul cër ay ñoñam muy ñooñe nag féete ci assemblée nationale gannaaw nag ñaari téeméer ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti kilogramme yu cocaïne bi ñu jàppoon ca port autonome bu Ndakaaru beneen jàpp defate nanu ko bu gën a takkooti nag bi yoon toll na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci kilogramme cocaïne nag di xeetu kon sinébar boobee loolee nag ñu daal di koy rek def ci sac de voyage làq ko nag ci ay daamar jël léppit làq ci benn bateau ñu ne ma nga bàyyee ko woon ca Brésil ci waawoon nag lu toll ci téeméer mbaa lu ko ëpp ci gone dox nañu ñaxtu gannaaw ba ñu leen ko nangulee nag ñoom gone yooyu li leen metti rek bokk ci càkkutéef gi ñu leen di faral di def waaye tamit ñu ne ndongo ya ñu ca bari amuñu ay këyitu juddu ca càppaandaw ga nag am na ab bataaxal bu ñu jébbal préfet tàggat yaram daan ci addu Sénégal Kenya altine ji lay doon ñaari entraîneur yi nag janoon nañu ak taskatu xabaar yi Aliou Cissé nag xam na li koy xaar gagné Kenya ngir mën a des ci championnat boobee waaye ki nga xamante ni moom mooy entraîné waa Kenya moom it jàpp na ni expérience am na ko maanaam am na lu mu jàngatee ci Sénégal ba tax na kon dina mën a janoo ak sunu gaynde yi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ci pencum ndawi réew mi ak député yi nga xamante ne ñoo fare ci majorité ba sànq nag danoo gedd rek génn kon pencum ndawi réew moomu maanaam saal ba nga xamante ne ca lañ doon amale nag kon yëf ya mu soxaloon nag wotuk projet de loi bu finance rectificative 2019 gannaaw bi nga xamante ni njiital Pastef nag ma nga doon addu ca mbir moomee ki nga xamante ni moom mooy Ngagne Diop ak ñamu àndal dañu jàpp rek ni kii di Ousmane Sonko nag joxul cër ay ñoñam dañu koy teewlu moom Ngagne Diop ci micro Mohamed Samb. def di suñu nawle député mais dañu jàngat ci moom ne amul cër bu mu jox institution wu Sénégal kon kooku bu fekkee am na sañ-sañu jël kàddu ci assemblée nationale te respecté wul d'abord ñun député yi tey gis nañ ne bu ñu ko convoqué ci 94 milliards yi nga xam ne moom la wax du teg tànkam buy wax danaan député yu tuuti kooku joxul cër. Sénégalais yi fal député yi kon kooku waratuñu taxaw muy jël kàddu loolu moo tax vraiment la majorité ñu jóg bàyyi ko ak hémicycle bi mu wax 5 minutes am bu te heure bu mu saan jël parole bu jëlee parole bu paree jëlaat na vestam dem ñibbi kon toogul sa xaar la ñuy waxtaane ba mu àgg toogul xaar tontu yi nit ñi tontu xaarul leen lu dul bëgg a def communication bu paree dem yoonam kooku nag respecté wul Sénégalais yi respecté wul institution yi. ñu des foofee ca pencum ndawi réew mi ak loolu nga xamante ni jëm na ci projet de loi wax naa ko sànq ñeel nag kon lépp loo xamante ne nii nag koppar la di budget nguur gi ñu ne nag taxaw seetlu am na ci daal ñeel ñi nga xamante ne ñoo fare ca majorité ba ci nag député yi nga xamante ne ñoo fare ca kujje politique gi ku nekk nag yaa ngay xëccu jëmale sa boor jàpp ne nag am na lu bare loo xamante ne war nañu koo def rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ca kujje ga la ñu jàpp rek moo di ne am na ci nag loo xamante ne nii yu ñàkk fayda la yoo xamante ne nii war nañ ko xoolaat ci doxalin bi wàllu budget bi ñi fare nag ci majorité bi ñoom gis nañu rek ni njiitu réew mi Macky Sall liggéey na lu am solo ndax gis nañu sax am na yoo xamante ne yokk nañu ko naam waaye nag lu jaadu la ci seen gis-gis Mohamed Samb. tàngoon na jër loolu ci assemblée nationale ci anam bi le député yi amalee projet de loi bi nga xamante ni si mooy saytu wàllum finance fii ci Sénégal lu ëpp ci luñ doon waxtaanee nag di wàllum actualité waaye terewul ni gis-gis yi dañoo waroo. ma ne waaw s'il vous plaît xam ngeen ne yéen attendez. waxuñ ne état bi dafa dindi carrément subvention bi pour ñooñu dafa dindi une partie benn partie subvention bi la wàññi. tey jii ñu naan prix bi dina yokk transport bi mais yàgg nañu wàññi gasoil yàgg nañu wàññi essence te prix transporteurs yi musuñ ko
ko wàññi. waaye lii bu ñëwatee dalate ci suñu kaw ak ñu xam li nga xam ne moom la essence am ci rôle bi muy joué ci suñu société monsieur le ministre ñu bëggoon ngeen wax ñu mesures yooyu nan lañ koy allégé yan mécanisme ngeen di mettre en place. liggéey bi ñu war a def li ci des bari na loolu waaye nag ñiy féete ci nguur gi jàpp ni nag moom njiitu réew mi def na lu mu waroon a def ba looloo tax sax bu yokkee yenn prix yi du indi jafe-jafe. mais ñoom loi de rectification bu daaw dañ ko fi indi woon ñu ne leen lii ngeen di def ni ñoom ñuy bàkku ne Macky Sall ba mu faloo ba léegi musta yokk day wàññi. ñaareel ba ñun amuñu devise xaalisu jàmbur la ni mooy suñu devise suñu trésor amul njëriñ parce que trésor France rek la ñuy dundal loolu bokk na ci li nga xam ne bii tey boo doon jëndi marchandise wala looy def sax xaalisu France ngay jël euro ngay jël wala nga jël dollar. tey jii am na impact yu bëri yu mel ni les 29 milliards yi nga xam ne tey jii moom lañ dindi ci impôt salaire yi wàññi bi amoon ci électricité bi muy 10% yi ak yu mel ni retraite complémentaire donc am na yu subvention yu bëri yoo xam ne état bi taxawoon na ci. loi de finances rectificative lañ koy tuddee nekk na loo xamante ni si lu jaar yoon la ci jamono joo xamante ni si àdduna bi bëri na ay jafe-jafe yu fa am ci wàllu finance bu dee ni fii ci Sénégal nag coow li ñeel wàllum pétrole bi tax na nag ñu yore nguur gi ak waa opposition bi yëpp daal di jàpp ni war nañ fexe ba ñii di entreprise yi ak ñiy jëfandikoo yooyu la jumtukaay bu ñu am benn jafe-jafe ci seen wàllu koppar. ñu àddu ci yokkum carburant bi nag nee ñu lu jaadu la du samay kàddu nag Thierno Lo njiital coalition Aljana moom moo ko wax nee na nguurug Sénégal nag waroon naa jël matuwaay bi bu yàgg te bàyyi nag li nga xamante ni moom mooy wàllu subvention yi tey ji nag la ko xamle waaye tamit ma ngay xamal doomi Sénégal yi ñu bàyyi xel ci waa bitim réew ndax am na ci réew yoo xamante ne tey foqati sunu moomeel rek lim la tax a jóg lu ci mel ne sunu pétrole bi ak gaz bi di sa Préra ak Mohamed Dieng. njëgub carburant bi état bi waroon na ko yokk bu yàgg dogal boobu état bi waroon na ko jël ngir éviter problème mu trésorerie yi nga xam ne moom la am Thierno Lo moo amee gis-gis bi nu mel ci li nga xam ne mooy augmentation bi tàmbali démb ci 18h. Je vous dis aujourd'hui que le président Macky Sall a tardé à augmenter le carburant. Pour le simple fait. man dama jàpp ne nguur gi dafa yéex a sax yokk njëgu carburant bi looloo tax ñu am ay jafe-jafe ci wàllu trésorerie bi ñuy dégg jamono ji ndax président dafa subventionné pétrole bi ba mu impacté ci projets sociaux yi léegi moom am na courage wu arrêté loolu yëpp te yokk tuuti ci carburant bi gaz bi sax mënoon na koo yokk te sax moom laalu ko man bu ma laajoon dama ko naan mu yokk ko jëlee ko sax 4000 francs ba sax 5000 francs ndax alal jooju ñu jëlee ci yokk googu mën naa financer li nga xam ne mooy emploi des jeunes. Sur le carburant, vous allez financer les projets des jeunes qui sont porteurs de projets. Président Alliance Aljana di artu sénégalais yi ci ñu bàyyi xel ci seen pétrole ci gis-gisam ay nit dañoo bëgg jaxase diggante Sénégal ak Mauritanie ci wàllum gaz boobee. Pour que ñu pare ba président Macky Sall commencé lim digoon Sénégalais yi mu commencé koo def na àggale dialogue bi lim digoon Sénégalais yi na ko def pour que ñu amul liggéey suñu secteur privé bi développé wu xale yi ku ci nekk nga jàpp ci dara pour que Sénégalais yi bëgg mais depuis bi mu defee prestation de serment ba léegi ñu wax problème mu pétrole bi réew mi dafa taxaw lii nag mënut a continuer parce que su continuer mooy indi gars yi liñ bëgg ci ñun ñu am ko mooy ñu commencé di xeex di bañante di bañ a yéenante lu baax bu ko defee ñu dem Sangomar gee pétrole ba nekk commencé di ko puiser yéen du ngeen xam fu barigo yi dem parce que actuellement xamu leen or bi fu muy jaar xamu leen fu circonnu jaar. Thierno Lo doon amal ab conférence de presse jàpp ne état bi war na di autoriser ñi nga xam ne dañoo bëgg manifester ñu def seen manifestation waaye jàpp na tamit ne du si manifestation yooyu la mbir yi di leere. ñu koy jaajëfal di sa Préra gannaaw nag ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti kilogramme sinébar xeetu cocaïne boobu ñu jàppoon ca port autonome bu Ndakaaru beneen jàpp ngi nii toll na ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki kilogramme ba tey cocaïne la ñu jàpp ko ba tey tamit port autonome bu Ndakaaru ñi ko nag dëxañ ci ay sac de voyage làkk ko ci ay daamar lépp ci benn bateau ñu ne ma nga bàyyeekoo ci Brésil Aminata Baxé Sow. ci espace une semaine
port autonome du Dakar ñu jaarale fa xeet bu am importance cocaïne loole nag bu ci mujj mu ngi am ci guddi 30 juin 2019 waa douane dañoo teg loxo benn camion ñu yeboon ci ay oto yu bëri marque Renault oto yooyu nag fukk ak juróom ci ñoom dañoo dissimulé woon ci biir cocaïne pure loole nag ñu ngi ko teg loxo ginnaaw bu ñu fuyee bagage yi nekkoon ci oto yooyu le nga xam ne ay oto yu bees yu ñu waroon livrer yenn yi ca port bu Hambourg fële ci Allemagne yeneen yi ca Ghana bu ñu sukkandikoo ba léegi ci information bi le ñoom ñi amal loolu le dañoo jël drogue bi daal di koy dugal ci sac de voyage bu ñu fàttalikoo tamit nee nañu teg nañu loxo benn couple tubaab ak tamit ay complice sénégalais waaye ci fàttali ay fan a ngi nii rek le 26 juin bi ñu génn beneen saisie amoon na ca port autonome bu Ndakaaru douane bi tegoon na loxo lu toll ci 238 kilogrammes de cocaïne boobule tamit même opération bi la ñu amaloon dañoo jëloon drogue bi daal di koy dugal ci ay oto yu bees yoo xam ni dañ leen waroon yóbbu dégg nañu ci Angola mu mel ni nag drogue bu dur dañ koy jaarale ci port bu Ndakaaru ngir yóbbu ko ci yeneeni réew bateau bi nga xam ni moo yeboon drogue bi ñu mujjee teg loxo mu ngi jóge woon ca port bu Brésil waroon dem yenn yi ñu livré ko ca Allemagne yeneen yi ñu livré ko ca Ghana. jërëjëfal ko Aminata Mbaye Sow lu soxal loolee sax la ni wax xeetu Sénébar yooyu bi yoon nag ak bi nga xamante ni moom la ni ñàkkoo fii ci Sénégal tolluwaay bi jéggi dayoo li ci gën a yéeme wàllug wér-gu-yaram ndax ñu bari ñu koy def rek jàngoroy sida kon dafay daal di taxaw ca ñoom moo waral Alliance nationale des communautés pour la santé taxaw nag tem ngir xeex lu ni mel ñu ne ngir nag mu gën a dëggu faaw ñi nga xamante ni ñooy defkatu ñaawte fii ay daan yu diis tegu ci seen ndodd Issa Niang moo wax ci turu alliance boobu. gis nañ le gouverneur nga xamante ne nii mooy autorité dëkk bi waxtaan ak moom si li ñu woowee réduction des risques gis tamit le procureur ak dem nañ tamit visiter la maison d'arrêt et de correction de Kaolack yooyu fi yëpp dañ fa bàyyi pour gouverneur bi ak procureur bi li ñu fa mën a jàppandi mooy plaidoyer lañ def plaidoyer à l'intention par exemple li ñu woowee consommateur de drogue injectable. Pourquoi consommateur de drogue injectable consommateur de drogue yi bari na mais pourquoi injectable dañu xam ne héroïne ak cocaïne dafa cher xale yi lu ñuy def dañuy cotiser jënd dose def ko ci seringue di ko jam di abalante bu ci kenn amee VIH wala hépatite day transmettre groupe bi yëpp léegi nag ñun nag ci wàllu boobu ñu jël ay xeex ay matuwaay yoo nga xamante ni pour ñu bañ a am VIH pour ñu bañ a am hépatite B et C ak yeneen feebar yi nga xam ne ay tuberculose la ak tous les infections sexuellement transmissibles ñu def sensibilisation démb wax nañ ko ci procureur liñ ci gën a namm mooy ñu trouver une alternative à l'incarcération pour répression daal bu waree am nañu mettre le focus sur les ak dealers yi ak trafiquants yi. ñu wax ci wàllug wér-gu-yaram ak Sénégal mi nga xamante ne ba nëgë ne nag amagul ab centre boo xamante ne daañu ci mën a taxaw ñi amee ay lakk-lakk rawatina ak lakk-lakk yu metti loolee sax ñu war ko samp fële ca hôpital Fann koppare nag ne ñu toll na ci $2 milliards ak lu toftal ñu ne nag ci loolee sax ñu di gis ne kon $1 milliard ba bokk mbaa benn ak lu topp ci milliard boobee Lions Club nag moom moo ko war a joxe waaye ba nëgë ni bokkagul ci budget bu Sénégal tey ñooñee janoon nañu ak taskatu xabaar yi ca hôpital Fann dañu ci ànd ak Alassane Ba. ab situation bi nga xam ne la dafa préoccupante 20 000 cas ñi nga xam ne dañu amee ay lakk-lakk yu ñuy recensé at wu jot boo xoolee 2000 cas yi dañuy ñàkk seeni bakkan wàllum prise en charge bi nekk li soxal loolu acteurs yi fare ci wàllum santé ak ñi di waa Lions Club. ab projet de création centre de traitement ñi nga xam ne ñoo amee lakk-lakk ñu ngi koy waajal fële ci hôpital Fann wante nguur gi nag jaarale ko ci ministère de la santé mi nga xam ne dafa engagé wu ngir financer $3 milliards yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllum tabax centre boobule ba léegi nag duggalaguñ ko ci budget bi. dañ jox suñu dossier yëpp dossier bi nga xam ne ñun dañ ko financé woon maanaam études yi yëpp pour centre bi mun taxaw. dañoo jox dossier yëpp ministère de la santé pour ñu jox ko caisse de dépôt comme ñoom ñoo waroon financer infrastructure bi 3 milliards yi ñuy wax léegi defe naa tamit caisse de dépôt dafa soxloon délai yoo xam ne pour mu étudier yooyu parce que comme ay dossiers yu bëri la yu rëy la parce que ay études professionnelles la yoo xam ne ay experts ñun dañoo fayoon ay experts
pour ñu def liggéey bi. léegi ñu amoon yaakaar ñu inscrire ko 2019 comme 2019 nañu léegi mais dañ constaté ne tamit hôpital def ñu ne que nekkul ci budget 2019. ab centre bi nga xam ne ay grande unité ñoo ko nar a composé dana tax ba ñu mën a gérer lu jëm ci wàllum tàggat personnel bi wante itam di amal ay recherche li ni mel ngir gën a mën a jël en charge ñi di patient yi. seet nañ ne it que lakk-lakk yi bëri nañu même su dee ñëpp ñoo koy wax même su dee aussi ñëpp binduñu constaté wuñ ko ba bind ko mais xam nañ ne que bëri na lool ci dëkk bi. léegi ñun lu ñu bëgg mooy def benn centre boo xam ne nii daanaka ñi am lakk-lakk yëpp foofu lañ leen di jóbbu ñu mun a leen faj depuis bu ñu amee seen lakk-lakk ba bu ñuy génne hôpital mu doon benn bërëb boo xam ne bërëb boobu xam-xamam dafa màcc jëm ci lakk-lakk. ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi daanaka ci ay bés yu njëkk yi daañu ñàkk seen bakkan infection waral li ni mel mu doon kon cause bu njëkk bi tax ñoom ñi ñàkk seen bakkan ñoom ñi amee lakk-lakk yi ab centre bi nga xam ne nag dana mën a jël en charge ñoom ñi amee lakk-lakk dana mën a tax mu dal seen xel Lions Club nag loolu mooy bëgg-bëggam wante nag boo xoolee askan wi danañu xaarandi ñu xool nag ndegam budget bi ñu dëgmal nguur gi dana ko ci boole. Peut pas vraiment soigner cette personne. gannaaw wér-gu-yaram ñu wax rek ci nawet bi nga xamante ne nag teeru na ci firnde démb seetlu nañu nag na yenn diiwaan yi kon ci réew mi jot naa tepp-teppal bokk na ci Ndakaaru moo waral nag ñu xëy doxantu ba fële ca Canal 4 ba xool nag ñi nga xamante ne ñoo fay jaay kon meuble ya ñoom nag la ñu gis rek mooy yenn ci seeni bagage daal tàmbali naa tooy ba tax na ña ngay sàkk pexe daal ngir bañ a ñàkk seeni bagage ci nawet bi nga xamante ne nag ci lañ fas yéene dugg Cheikh Diop Jafara Ba. ndaw li lee noppeegul benn yoon ngir daal di fàtte taw bi nga xam ne daal dina fiy jaar démb. donte ay wis-wisal yu ndaw la yenn ci ay matériel am nag daal dinay tooy. xalaatuñu woon ni dina taw quoi parce que dañoo xëy rek gis mu taw mais heureusement ba fi moom bu tawee bagage yi amoon nañu ay matuwaay yoo xamante ne bu tawee rek bagage yi du yàqu dara du ci sikk quoi waaw mais fauteuil yi dañ koy emballé. mais emballage bi comme mi nga xamante ne ci suuf la ci suuf du yegg ci suuf parce que dafa am ay pieds yu ñu samp ci suuf loolu nag day dafay fekk tamit nga programmer ko ci liggéey bi bu fekkee da nga defar fauteuil noonu rek bàyyi ko noonu plein air bu tawee day yàqu. jaaykatu meuble yi la yenn saay taw yi di faral di yàq seeni ay matériel loolee tax nag noppi nañ ngir daal di teg bépp matuwaay boo xamante ni rek dina tax ñu mën a mooy wàll wi. effectivement parce que nawet yéenee passé. loolu doon dal nañu ci nawet bee passé quoi parce que investir nañ ay bagages fii def ci xaalis bu weex tàll mu taw bagages yi yàqu contreplaqué arrière yi bu tooyee day yàqu ci obligé nga dem jëndaat yeneen contreplaqué mais loolu tamit jàpp nañu loolu ndogalu suñu borom la daal. xam nga liggéey moom risque la rek waaw comme ni ngay risqué pour di yàqule feneen tamit noonu lay demee rek parfois nii taw bi ñëw yàqal la mais tamit. dañuy jëlaat suñu xaalis rek defaraat teg toog xaar yàlla daal. yi nga xam ne ñoo nekk ci biti bu ñuy wàcc moom la ñuy dajale jéem ko baaseeg yooyu daal. ay chambre à coucher ay salon ba ci sax ay table à manger ak yeneen yu ñu xeetoo file ñu daal di ko fi teg ci canal 4 bu Ndakaaru ñu nekk ci jamonoy nawet jaaykatu meuble yi le nag jamono yi di xam ne rek ne dinañ farlu bu baax a baax ngir rek seen ay matériel mën a mucc naka noonu itam ñuy xam le ne nañ fi amal ay bâche ngir rek. taw bi du am dara lu mu leen yàqal. nawet bi door tàmbaleeg daal di taseeg tamit li nga xamante ni moom mooy vacances yi di tàmbali waaye li ñu seetlu rek mooy fi mu ne nii bari na lool ñuy lab te ñu ci ëpp nag di ay gone moo waral nag waajur yi ak ñi nga xamante ne rek ñoo yëngu ci wàllug njàng mi fas yéene def seen kéemtalaay kàttan ndax nee ñu nag ñetti weer yi faaw rek ñu xool gone yi ci lu ñu jàpp ba nag bàyyi dem géej gi fële ca village SOS enfant ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat ya jël nañu seen matuwaay ba noppi pa fara ñig juróom-ñaari nit ñi nga xam ne ñoom ñoo lab ci benn ayu bés nag ci benn quartier li nu mel nag daal di tiital ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu njàng mi waajuru ndongo yeeg jàngalekat yi di artu. période bu difficile pour parents yi mais bu jafe ci xale yi parce que it bu ñu leen toppatoowul faale wuñ leen jéemu la lijjanti ci lu ñu nekk je pense que lii rek lay jur. li ñu bëggoon mooy fexe ba xale bu nekk ñu occupé la. ñu ngi dem ci vacances nag te ku ne vacances xale yi dañuy yàkkamti jël vacances
di dem parents yi bàyyi leen ñu nekk ci mbedd mi te duñu xam ci lan la nekk te xaleel boo ko bàyyee rek day topp li koy neex rek lay topp du gis gaañam. kon faaw jot na ñu fexe ba gone yi ci jamono ji ñu am ci lu ñuy yëngu naka noonu daal di wéyal bu baax a baax li nga xam ne moo nekk sensibilisation bi. depuis booba lundi bu nekk bu ñu yëkkati drapeau bi pare dañuy def une séance de sensibilisation léegi c'est le thème est axé sur la sensibilisation ñaax xale yi ci lu bon dem ci géej gi. xale bu ne ñu seet ci lan nga bëgg a def ci vacances yi ñu jéem la gunge nga def ci su ko parents yi mënut ñu jéem ko def ci quartier bi ñu jéem ko def ci terrain football yi xale yi mën nañu dem sangu ci géej mais faw ñu am ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom yóbbu leen buñ sangoo ba pare ñu mën a ñibbi ci jàmm. ci village SOS enfant ñi nga xam ne nag ñoo yëngu ci wàllu njàng mi ñoom nag ñu ngi dem ñaawlu bu baax a baax utilisation bu ëpp bi ci wàllu écran lumineux yi. ndax jamono ji ñu toll jamono utiliser écran la écran mooy ci kër gi yaa télé mi ngi fi tablette yi xale yi utiliser mi ngi fi portable yi mi ngi fi ak téléphone portable yi ordinateur yi te xale yi boo ko seetaanee xaleel moom li mu bëgg rek la xamul li koy gaañ. gis ngeen léegi écran ay télévision ay portable ay tablette xale yi am nañu ko te am na ay sites yi nga xam ne bu ñu fay duggee sites yi nga xam ne yu bon la ñuy jël te du ñu leen amel jëriñ. gannaaw année boo xam ne daal nañ ko def ci wàllu njàng ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci école ba nag ñu daal di leen jox ay raaye ci seen i kanamu waajur ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi Tiwaawan lu ëpp téeméer ci gone wàcc nañu ci mbedd ya def doxub ñaxtu ngir li leen metti bokk na rek ci càkkuteef gi ñu leen di faral di def waaye it ñu bari ca gone yi duñu am kayitu juddu ca njeexital la nag am na ab bataaxal bu ñu jébbal préfet Cheikh Anta Diop. door doxam ñaxtu bi ci école 1 ci Tivaouane xale yi jóge woon nag ci quartier yu bëri fu mel ni Kondiak Ndutu quartier Kuli dox ci mbedd Tivaouane yi xale yi li leen gën a metti la ñu fësal muy nag xale yi nga xamante ne dañuy dem nag ba nekk ci l'école yi te amuñu benn kayitu juddu ak sàkku yi nga xamante ne ñu ngi leen koy faral di sàkku ci yenn l'école yi. dañuy kaas suñuy droit parce que xale yi liñ leen di dundaloo ci àdduna bi dafa metti les cas de viol dañuy jël xale yi di leen sànq loolu rek moo taxoon ñu ñëwoon xale yi seen waajur yi tax duñ leen wutal kayitu juddu te duñ mën a ñëw école tamit. lan leen di conseiller parents yi. buñ seen xale yi buñ juddoo ñu wutal leen kayitu juddu rek. di woo parents yi ñu gunge ñu ci séance de sensibilisation ak signalement yi nga xamante ni ñi ngi leen di defal formation yi ñu leen defal ñu gunge ñu ci ànd ceeg ñun pour que bon yi nga xamante ni ak métital yi nga xamante ni ñi ngi koy def xale yi ci gox bi métital yooyu dañ. kii di préfet bu Tivaouane gis ne lii xale yi def yoon la ba tax na nee na dina ci jëli pexe lépp loo xamante ne war na ngir gën a aar xale yi moom mii dina ci dugal loxoom. xale yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonte ñoom lim nañ ko def nañ ko ci seen mémorandum bi ci juutu mooy li nga xam ne mooy ñu ci bëree duñu am kayitu juddu loolu nag responsabilité bu rëy la ndaxte te nag ñu bëree ko bokk. parents yi ci boppam ñoom ñoo war a jëkk taxaw ngir wutal seen doom kayitu juddu. phénomène bi nga xam ne am na léegi te bés bu ne ñu ciy wax mooy ñi nga xam dañuy jéem a di sàkku ndaw yi ak yooyu loolu tamit loo xam ni la déjà am na arsenal na ay daan yoo xam ne déjà teg nañ ko ku ko def lii ak li ma def. xale yi soloon nag ay t-shirt yu weex di dox ci mbedd Tivaouane yi yëkkati ay kaddu ngir askan wi mën koo dégg takk der yi di police ak sapeur pompier de ñoom ñoo gunge woon xale yi ci seen dox bi. Khalifa Cheikh Abdou Lahat Cheikh Sidi Mbacké kon kontaan na ci taxawaayu groupe Futurs Médias ci màggalub nag baayam bu tedd boobee ñu doon ko amal alxames ji weesu foofee ca Touba ñu gis ne groupe Futurs Médias nu mu koy baaxoo di def saa su ne ci xew-xew diine yi kon taxaw na taxaw bu rafet ca màggal woogee ñu teewlu ki nga xamante ne moom moo wax ci turu Cheikh Sidi Mbacké. di sant mboolem jànkate alxuraan yi ak xasida yi di sant mboolem mbokk yi ak xarit yi ak wëllër yi ak soppe yi ak taalib yi ak mboolem daayira yi fu ñu mën a jóge kenn ku ci nekk jàpp gi nga jàpp ci màggal gi muy wax wala muy jëf lu mu néew rek sëriñ baa ngi lay sant sëriñ baa ngi lay gërëm mboolem njaboot gi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga tasee tawfeexi sëriñ bi ñu ngi sant mboolem ñi nga xamante ne àndoon nañu ñun liggéey bi ci presse bi muy rajo yi ak télévision yi
ak site internet yi ñoom ñëpp sëriñ bi ñi ngi lay jotale seenu cant goo xam ne mboolem ku ñu dem ci yow la nga war sa digganteeg liggéey bi def nga ci loo xamante ne yéene nga ko defee ak pas-pas waaye nag ñu seere la bu baax nag ne sa wëlëra Youssou Ndour la mu waxoon daaw loolu la waxaat bañu eggee ci màgg ga dafa wax ne def leen ni ñu war a def yëpp waa télévision bi te bu leen ci laaj benn dërëm noonu ma ko waxoon tamit defe nañ ko noonu ñu ngi koy jotal ak cant bu baax di ko gërëm di sant mboolem rajo boo xamante ne ak télévision yëngatu nga ci ak nu mu mën di doon ñi fi teew ak ñi fi teewul ñëpp ñu ngi lay jotal seen sant ñu ngi sant bu baax di ñaan yàlla bu baax bis bi ñu yàgg koo jëf ci yàgg koo fekk te lépp mu doon sa kanam te ñu dajee ci ngërëmul Seexul Xadim nangook waxoon nañ ko ci ndoxteel yi tamit Sénégal mi ngi waajal diggam ak Kenya tàggat yaram la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ñaari entraîneurs yi nag janoon nañu ak taskatu xibaar yi Aliou Cissé xam dëgg la koy xaar gagné Kenya ngir mën a des ci jongante boobee waaye entraîneur bu Kenya tamit nee na am na loo xamante ne jàng na ko ci Sénégal ngir mën a janoo ak sunu gaynde yi dañuy dem rek ba foofee ca Égypte Caire fekk ji fa Mamadou Ndiaye yaa nga ca place boobu nga xamante ne stade ba sax laay wax fi jongante bi war a amee. Kenya Sénégal fii la fas yéene amee fii ci stade bu 30 juin fi nga xamante ni Sénégal fii la joué ñaari matcham yi ñu weesu contre Tanzanie ak Algérie ñi ngi nii nag di doog a jóge ci conférence de presse d'avant match bi nga xamante ne ñaari sélectionneurs yi nga xam ne ñoo war a daje dañ ciy jàkkaarloog journalistes yi ñu posé leen ay questions ñu waxtaan ak ñoom li ñu ci mën a jàpp nag tënk ko moo di Aliou Cissé li mu wax mooy dafa ñëw ci ñi nga xamante ni mooy joueur sénégalais yu blessé yi ku ci mel ni Sabali ku ci mel ni Salif Sané ak ki nga xam ne mooy Alfred Ndiaye ñeneen ñi nga xam ne fas yéene ñoo bokk yaakaar nañu dinañ bokk ci effectif bi te ñu blessé woon ci match bi ñu génn muy Idrissa Gana Gueye ak Ismaïla Sarr beneen coach bi nga xamante ni mooy Sébastien Migné moom miin na Sénégal loolu la wax xam na bu baax mentalité sénégalais ak ñi nga xamante ni jëflante na ak ñoom muy ay sénégalais wala sélectionneurs yi nga xamante ni jaar nañu ci équipe nationale bu Sénégal ku ci mel ni Claude Leroy mën nañu déglu ñaari sélectionneurs yi te ñëwaat. Oui, je crois qu'aujourd'hui mon équipe surtout c'est les blessures. On a Alfred qui bon yaakaar naa ni sama équipe li ma ci jaaxal mooy blessé yi rek Alfred forfait na ak Sabali aussi dañu forfait confirmé nañ ko léegi li ma yaakaar mooy dinaa récupérer ki nga xam mooy Gana ak Ismaïla Sarr Salif Sané moom dafay juste propre donte reprendre na démb pour match demi bi yaakaaruma mu bokk ci. kon man ni ma ko waxee match bi gagné ko loolu moo lay gën a may doole gagné match bi moom lañu bëgg te xam nañ ni bu ñu gagnéwul équipe keñaan bi nga xamante ni matcham bii bi passé daf ko gagné te loolu da koy gën a yokk doole te moo tax entraîneur yeeg équipe yi ci grand match yi lañ leen di gën a xam surtout match bi ñu am mu nekk match bu décisif man nag dutewuma ci sama qualité équipe ak surtout sama qualité bi ambiance bi nga xam moo am ci tanière bi voilà surtout nga xamante ni potentiel yi nga xam ne équipe sénégalaise bi am na ko wane nañ bu yoon bu dul benn di yoon ne équipe bu mag la ñu yor te loolu dañ koy mën a wane ci match yi ñu jëm lu tax man may dute te xam nañ ne envie bi ñu am surtout mooy gagné te suñu match bi nga xam ne contre Algérie défaite boobu ñu am daf ñu gën a yokk doole. fii ñun ñu fi nekk ñëpp kenn bëggu fi ñibbi en tout cas man ci tanière bi amuñu envie ñibbi lundi mardi wala mercredi te xam nañu match bi bu ñu ko gañewul dañuy ñibbi te ñu dañ fi bëgg a des. Nous sommes conscients de ça, donc nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir votre pays, de me préparer pour différentes CAN. Bon man nag am naa chance de découvrir Sénégal xam naa fa bu baax xam naa Saly yàgg naa fa xam naa bu baax mentalité sénégalais yi. jege naa lool kii di Boubacar Sarr Locotte xam nañ ni Sénégal équipe bu solide la parfois bien vrai que dafay am problème mu mental joueur sénégalais parfois mu am yenn jafe-jafe te loolu laa mbébét mu am ko suba mais à part ça bu ñu waxantee dëgg rek xam nañ ni machine équipe sénégalaise bi parfois bu doxee mën na gaañ bu baax équipe bi muy jàkkaar lool Sénégal wane na ko ci qualification yi gis nga ko équipe matcham yëpp la gagné xam nañ ni du nekk match bu yomb waaye li ma yaakaar dina indi équipe bi nga xamante ni dina mën a jàkkaarloo ak Sénégal bu baax. Que le fait d'avoir Claude sera très partagé. D'un côté sa seconde patrie le Sénégal et je pense
le coach du Kenya. kon ñaari sélectionneur muy Aliou Cissé bu sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ak Sébastien Migné moom mi nga xamante ne moo yor équipe bu Kenya Sénégal fas yéene dajeek Kenya suba ci bu 19h jotee fii foofu ci Dakar 21h fii ci Caire maa ngi fii ci stade bu Caire nga xamante ne mooy stade bu 30 juin bu Caire fii la Sénégal fas yéene amal ñetteeli matcham mu nekk 3e journée bi nga xamante ne mooy poule C Sénégal fas yéene cee jàkkaarloog Kenya mu nekk match bu décisif kon ni ñu ko déggee Aliou Cissé wax ko. ma ngoog cant ngërëm ñeel na la bu baax Mamadou Ndiaye mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diaw.